leen jaajëfal si teewlu bi seen émission face to face amaat mbégte dellu si waat tey nag ñu am mbégte dalal madame Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin ngeen xam ko bu baax yéen a ko gis fan yi yëpp nag ci télé yeeg yi ni mel ndax mooy keneen ki nga xam ne mooy coordonné plateforme bi di aar li ñu bokk gis ngeen nga fan yi yëpp ñoom ñoo nekk ci bedd bi di xeexal sénégalais yi ñoom Libération Guy Marius Sagna courant beeg yi ni mel mu bokk tamit ci benn coalition bu ñu tuddee coalition jot na xamoon ngeen ko bu baax tamit ci présidentielle bi ñu defoon ci liggéey bu am solo mu bokk tamit ci avenir Sénégal bi ñu bëgg nekk ancien ministre des télécommunications sous Maître Wade liggéeyam nag dëggantaan consultante en télécommunication la mais également actrice de développement madame Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin ginnaaw bañ la jaajëfalee gërëm la ci ni nga nanguwee positivement sunu émission sunu invitation ñu bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi lay seetaan ak di la déglu. di wax bismillahi rahmaani rahim di dooreel ci di la jaajëfal ci li nga xalaatee invité ma ci sa plateau bi di nuyu téléspectateurs yi di nuyu internautes yi parce que léegi xarale yi bari na dëgg la waaw fu ñuy suivre sa émission bi am na solo nit ñaa ngi koy suivre jërëjëf di nuyu nag waa particulièrement waa Mbour samay xarit samay daataango samay waajur yëpp di leen nuyu particulièrement ñoom. d'accord alors madame Diop ñu door émission bi ak nag loo xam ne fi mu ne daanaka moo tere ñu bëri ñu nooy ci àddina bi muy doog dugg ci Sénégal di feebar boobu di coronavirus mi ngi ci réew mi mu bëggoon xam yow naka nga gisee nguur gi na mu gérer yëf yi boobu ba léegi. ndax kontaan nga si walla. waaw ñi ngi seetaan gis nañ ne wax dëgg yàlla jël nañ ay matukaay. jël nañu ay ca aéroport. ci ministère cas yi fi jot a génn. identifié nañ leen defe naa ba def ci la ca war. ci li OMS wax. ci lu mu ci digal ñi ngi koy def wante tamit ñi ngi xaar daal ñu gën a wisaare jàngoro ji na muy demee ak naka la ñuy def ba aar ci askan wi nit ñaa ngi wax tamit ne jaar nañu aéroport pour ñoom ndëgërlaay ba ca war gisuñu ko defe naa ne loolu tamit peut-être manque d'information lañ ñu wax leen lan la ñuy war a def aéroport am na cas yu yu bari jugee dëkk ya nga xam ne jàngoro ji dafa bari yegg si ci dëkk bi ñi ngi xaar tamit yan matuwaay lay gouvernement bi di jël ci destination yooyu nga xam ne particulièrement bokkul ak ku jugee Côte d'Ivoire wala ku jugee Tunisie jóge nañ dëkk yoo xam ne quand même jàngoro ji sori na fa ñi ngi xaar tamit ànd gësëm maanaam médecins yi ak yooyu ñoom ñi ngi naan kenn boolewu leen noonu ci xeex bi donc ñoom ay médecins lañ ci askan wi lañ bokk donc en tout cas daal ci ñeenti cas la ñu am te tamit war nañu tamit wut ay matuwaay pour mu gën a sori tamit ci suñu xam-xam bu gàtt ji xaro dalal xelu nit ñi di leen wax ne que jàngoro ji nee nañu vraiment boo jëlee 100 cas yu ko am 80 yi dara du leen dal dina am 15% yoo xam ne dinañ am ay manifestation maanaam seen yaram tàng ak di sëqat au bout de ñaari fan ñetti fan rek ñu bàyyi leen ñu dem dina ci am nag 5% juróomi cas yoo xam ne dina soxla réanimation dina soxla isolement yu xaw a tar dina soxla loolu yëpp ngay seet ne que donc 5% rek mooy indi jaaxle kon boog di ci xaw a dalal xelu askan wi ne leen quand même am na ci fi jàngoro yoo xam ne li muy rey moo ëpp loolu boo koy seetlu bon su ko defee ñun ñëpp bu ñu amee information bi mët suñu xel dina mën a dal ñun ñëpp ñu war a taxaw
parce que jàngoro ji moom ci àddina bi yëpp la wàcc. ñun dañ ci jot suñu wàll comme yeneen dëkk. loolu daal loo ci am. man je pense que li nga wax noonu madame Diop c'est très important surtout le volet communicationnel parce que il faut avouer quand même que ñoom yëf yi ba mu dooree ba léegi te defe naa ni loolu moo gën a graaw ndaxte communication dafa fondamental ci communication de crise la. mooy il faut nga wax askan wi exactement en temps réel fi yëf yi toll. bañ a nëbb affaire bi bañ ko làq parce que boo xoolee cas wu premier cas bi le 0 cas là. waaw le cas 0 plutôt. boo xoolee man am naa sama benn grand moo tax j'en profite vraiment pour def si un petit plaidoyer parce que sama grand boobu moom ak waa ji ñoom ñoo bokk vol. mais xam nga en premier ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr dafa na wax naan le 29 la waaj dugg si. en réalité waaj mi fi depuis le 25. après. ba mu waxee wax dugal waa SOS médecins ñooñu génn. wax li xew xam nga. vérité bi commencé bokk. et puis li gën a graaw mooy sama kaaw grand boobu nga xam ne moom ak waa ji ñoo bokk vol. moom ba mu yëgee ba mu amee la vraie information à savoir que waa ji le 25 la ñëw. donc xoolal le 25 ba le 29. waaw xam nga quand même kooku muy soog a jug muy doog a jug xam nga day ce qui veut dire aéroport ba en tout cas prise en charge bu mu waroon am aéroport dafa ko mais sama grand bi moom ba mu wootee ba mu wootee ci ministère ba ñi fa teg pour jël en charge son cas wax leen signalé boppam ne leen moom kii bi ñoom waa ji ñoo bokk mais dañ ko wax ne ko non garaawul c'est pas la peine yéen vous n'êtes pas amuñu risque infection parce que waa ji wàllul doomam wàllul jabar ji donc c'est pas grave en réalité te loolu bokkul ak lu ñu wax ñun peuple bi xam nañ ne ils sont en train de chercher les passagers du vol pour mettre leen en quarantaine et cetera mais ça n'a pas été fait moom sama waa ji sama grand bi moom mooy jël de son propre chef moom mooy jël ay propre matukaayam woo médecin ñu isolé ko këram mi ngi actuellement mi ngi may dégg télé laay waxee mi ngi këram toog dégg nga pour xaar période d'incubation bi jeex. dëgg la donc yu mel nii moom vraiment on appelle solennellement quand même le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. mu leer mu waaw na bàyyi affaire politique xam nga ñoom yu mel nii du ay politique du ay affaire camouflée. di nëbb di camouflage di nëbb lii làq lale. fii question de vie ou de mort la. il s'agit pas de céder à la panique. mais il s'agit aussi de donner les bonnes informations ba nit ñi xam. parce que ba nit ñi xamul affaire bi dafay balaa. day law day law. mais boobu soo waree wax benn bu amee 5 cas nga nëbb ne benn cas la fekk cas yi ëpp na loolu. di làq ni nëbb na le après désinformation day am ak yooyu donc c'est même sax su ma ci mënee dolli tuuti rek. ñu ne conseil des ministres. ministre demoon ca salon de l'agriculture. dañ leen isolé mais fee lañu woon quarantaine dès départ. mu ngoog kooku xam nga man bi ma ko gisee man au début dama defoon ne dama déggoon ne ñi ngi quarantaine mujj gi ñu ne dégguñu bon mujj gi léegi mu ne moom daf leen di bedd donc loolu daal dañ ci war a vraiment ci côté communication SNEIPS la defe naa ñoo koy toppatoo ministère de la santé am na fa ay ñu xarañ ñu ngi leen di séen fan yëpp ci télévision bi ñuy def liggéey bu takku pour nit ñi dalal xelu nit ñi mais mënuñu nax nit ñi parce que suñuy mbokk la te am nañu yeneen fu ñu mënee am information donc bu méngoowul ak fii yi ñuy dégg feneen rek loolu mooy indi ji psychose bi ak jaaxare bi loolu la non li nga wax nii moom madame Diop vraiment parce que boo xoolee amoon na beneen cas bu Ebola bi à l'époque Tata Eva Marie Coll Seck moo fa nekkoon mais ça a été bien géré machallah parce que déjà elle c'est un médecin ba ca des xam na tamit communication bi nu muy doxee mais bii nii politicien bii fi ne Abdoulaye Diouf Sarr mii nga xam ne day maquillage di nëppal ak làq nag yooyu après duñ jox ay informations yoo xam ne vraiment complètement à l'ouest loolu baaxul xam nga il faut que wax dëgg yàlla moom Abdoulaye Diouf Sarr bàyyi politique da nga wax ñu li xew ndax boo ñu waxul da ngay yokk ci xar mi karaw et loolu ce n'est pas la meilleure des choses alors buñ jógee nag ci coronavirus boobu ñu ñëw nag ci yëfu actualité beneen muy politique beek yi ni mel Guy Marius Sagna mi nga xam ne yéen ñaar yéenay coordonné aar li ñu bokk donc finalement il a bénéficié d'une liberté provisoire yow naka nga yëgee à titre personnel libération boobu xanaa lu doy waarati tam parce que
mën naa wax ne que génn na ba yegsi ci ay 14h 15h ci le avocat am génn confirmé ne effectivement wax nañ ko ne génn na te joxaguñ ko sax këyit bi wane ne génn na. avocat man laa seen ci télévision bi toute la journée ñuy woote. ñu demoon fa le matin après ñu bàyyi fa xale yi. xale yi ne bon comme ça bu ñuy génn ñu gis ko. en tout cas daal xam naa coowu génnam. moom la ñu gën a gérer que jaar ci yoon. parce que daal avocat bi mooy ñëw taxaw foofu def conférence de presse. moo ñu wax lu ñu mën a teg ci loxo. fekk ne xaw ma ci yan condition man jot naa ko téléphone quand même dama koy may tuuti afiya mu dellu këram gis ak njabootam. noppalu parce que fa mu nekkoon dañ ko doon def isolement 21 heures sur 24. donc xam nga loolu condition yu metti la. doo gis kenn ñi ko mënoon seet si bariwuñu. defe naa ne juróom-ñaar lañ wax. loolu yëpp pendant 3 mois ci lu ñu wekkul fenn. ñu daal di profité nag ci nit ñaa ngi ci seen xel ci coronavirus beeg coobeeg yooyu ñu daal di koy génne ba léegi rek ñu ne génn na alhamdulilah. ñiy xaar nag mu leer nañ ñu delloo ko ay droit am yëpp. bu ñu def seen affaire yooyu liberté provisoire kenn xamul ci lan la demul dikkul. ñuy xaar quand même ñu vider dossier bi ba mu leer nañ bàyyi ko mu dem recouvrir tous ses droits ba mu leer nañ. waaw man xam nga ci libération dama dégg dama lire ci internet bi ñu ni genre il a été libéré mais il a quelque part disparu kenn xamul fu mu ne kenn tegu ko bët. ça s'est passé comme ça. effectivement mën nañ wax ne ba bi avocat bi di dem wóoruñu sax ba bi avocat bi di wax. ñun d'abord ci réseaux sociaux yi la ñu dégg ne dañ koy libérer. ok bon peut-être que c'est normal ñun dañu ànd ci aar lu nu bokk duñu famille am duñu côté justice bi. xëy na peut-être c'est normal donc ci foofu lañ ko déggee. ku ci nekk commencé di seet ñu ne comme fii la nekk. camp pénal nañ dem xanaa buy génn danañ ko gis. ñu toog lu yàgg gisuñu ko ci yan condition ak lu tax moom communiqué wul ba heure boobu loolu yëpp. amaguñ ci lu ñu leer te xam naa peut-être bu noppaloo moom dina ci dellu siwaat waxal boppam exactement na mu demee. en tout cas daal noonu lañ ko gérer daal. du comme kaawu Karim Wade bi 4 heures du matin ki ay jet privé ak yooyu. mais quand même ñi ngi bëgg a tàmbal bàyyi justice. bàyyi yoon wut ay laqal pour régler ay dossiers. donc loolu tamit. doy waar la doy na waar. mais ba tey ñi ngi lire ci presse bi ne. avocat bu bees bi di maître El Hadj Amadou Sall am na fenn foo xam ne am na benn tuuti ñagas ak yeneen collègue avocat yi nga xam ne ñoo si yàggoon nekk parce que ba muy déposer demande de liberté provisoire bi ñëla yëguñu ko et que am na benn bis bi par rapport à ça. loolu moom yëgoo ko vraiment loolu yëguma ci dara yëgoo ko d'accord. ben sànq ni nga waxee ne libération bi nuroowul ak bu Karim Wade bi. moom sax gi ñi ngi fàttaliku ne fan yee ci gannaaw gënoon ay gens correspondance en tout cas bu ñu ko attribué muy wax ne y aura pas de protocole de camp pénal et cetera. donc ak yow ni nga waxee ne da nga ak ni ñu fi demee est-ce que da nga njort Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin que peut-être y a des dessous politiques que emprisonnement bi mu doon a dis ci ñoom. coow li bari na ñu ut ay raccourcis nu ñu ko génnee lijjanti ko vite fait am naa fa politique si ginnaaw daal. de toute façon koo xam ne ci li nga ko jàppee. méngoowul ak li constitution wax. moom kooku xam nga kooku benn wax la. xale yi nekk chaque semaine ci mbedd mi. di libérer ak manifestation bi am vendredi dernier. boobu manifestation bu dëgër la. waaw boole ceeg ONG yi. ay Amnesty ak yëpp yóbbu ko à l'international. booy loolu yëpp coow loolu yëpp. mujj gi defe naa ne diis na ci ñoom. ak tamit ñu d'accord ci ñu ñàkk ci d'accord li ci Barthélemy def. mooy ci coow bi ci Barthélemy wax. ñuy d'accord ceeg ñu ñàkk ci d'accord kooku beneen affaire la. indiwaat na wax ji. ci table ji. kooku man foog naa ne loolu yëpp ba mu yegsee. mujj gi yëf bi mu diis na. ci état bi. ñuy seet ban bunt naka lañ koy génnee ñoom nag ñooy ak seeni pexe.
ba léegi rek ñu ne rek yegg si na ci këram mi ngi ak njabootam papaam ji ñu gisoon mu naqadi ko ba bëgg a dee moom tamit xelam dal ñun suñu xel dal ñu ne alhamdulilah ci loolu daal. d'accord mais yow gisante nga ak moom. gisante wuñu téléphone rek. téléphone rek mais mi ngi si famille mi moom man sax daan naa ko seeti fa mu nekkoon. defe naa ne moo lay ëpp boral sax. dara wàññeekuwul. ci li mu gëm ci li mu màndoo parce que moom defoon na ci boppam ne ñii duñ ko may dara. day dem ba 6 mois maximum yi. xëy na sax mën na yegg ba foofu. parce que rien n'explique que ñu jël ko def ko isolement def traité ko comme un bandit de grand chemin wala koo xam ne dafay yëngal état bi. ku yegg ba foofu yow dootoo amati benn yaakaar ne kii dina la yombal dara. donc moom ci boppam daf ko nangu woon toog fi mu toog di xaar ne na yëf bi jaar fa mu war a jaar. man nekkuma fii di jaar ci gannaaw di leen may lii ngeen may lii amuñu dara lu ñuy wax yëf bi wekku leen ko fenn jeexal leen ko seen bopp mu jeex tàkk. d'accord mais nag madame Diop est-ce que tamit jotul gi ci boppam mu yéen ñi nga xam ne yéen a ko jege ngeen xaw waxtaan ak moom tuuti parce que gi aussi mun fi nekk ñaari weer ak ñett. mu dugg prison ci loo xam ne moo tooñ wala tooñul mais si ay jàmmaarloo ak ay homme de tenue bañ jël ko ci yóbbu ko fa ndax loolu xeetu bravade yooyu muy def mu mel ne dafa dëgg-dëgg day wut nag wax dëgg yàlla quelque part provocation pour ñu dugal ko ci prison ba est-ce que jarul mu changer forme de combat. waaw boo jëlee seetu nga xool ci fànn bi ne xëy na gii li muy def di ko yóbbu kaso na ko wàññi wante boo jëlee seetu nga ne ñii nga xam ne ku sëqat ñu yóbbu la kaso war nañ wax ci ñoom kaso yomb na leen de yóbbu nit kaso te wekkuñu ko fenn dañ lay dëgal ba pare ñuy soog a seet boo seetee bu njëkk ba bañ ko jàppee bee yoon benn poste la jël daal de ne mbirum santé Sénégal sooke na sooke boo xam ne boo feebaree da ngay dem ci yeneen dëkk di fa faju ñu boole ko jël tëj ko xool gis ne lii yenuwul maanaa ñu daal di seet leneen 3 jours ñu koy def ay retour de parquet 3 jours di seet xam nga loolu kooku tamit danga ko du xëy na peut-être moom li muy xeex daf ko gëm taxaw di ko revendiquer mais am na ñoo xam ne ñi ngi seet bépp parentaire buñ koy jàpp mais xam nga ne loolu mooy noppil loolu mooy bul xeexati. waaw mais xam nga pour madame Diop le cas de Guy Marius quand même dëgg-dëgg est sujet à interprétation parce que xam nga ñun xam nañu xeex yow mii ak sa famille fi nga jógee ak yooyu ak li nga xam ci réew mi ak ba bitim réew xam nga ne xeex façon xeex bu ne am na yow mi da ngay xeex na moom jigéen nga waaye yóbbu la dara bu ci góor ñi mais li mu def yow doo ko def yow. waaw mais parce que aw ma at yu mu am. waaw mais je veux dire. mais yaa ngi wax loolu. waaw bu ñu jàppee foofu Aïssatou fi ma jógee si seen période. foofu la ñu dellu Sénégal. temps bi nga xam ne. bu sama beau-frère rek yooyu bu ñu yore wan track Senghor daf leen daan jàpp tëj suñu defee émission à l'étranger ak yooyu ñu wax chef d'état ci dëkk boobu jàpp leen ko indil ma xam nga li ma la wax ay ñoom Majmout Diop ak yooyu ci période boobu foofu la ñu delloo Sénégal fekk na génération ñoom Guy Marius ak yooyu un peu ñun mais ñoom surtout dañu yekk ci Sénégal boo xam ne am na 2 alternances seen bopp free ñu gëm constitution gëm évolution gëm ne lii yoon ak yelleefu askan bi boo ko defee dara du la ci fekk gouvernement bi fi nekk tey jii moo ñu delloo ca jamono yi ba nga xam ne boo ñëwee wax loo xam ne constitution bi may na ko ñu daal di ne waaw daal di wut porox lool parce que Macky Sall ca boppam ba mu taxawee naan dañuy dem palais jëli kii xam nga am na fu mu ko wekk parce que amoon na temps yoo xam ne bu dul woon Ablaye Wade nu mu ko bàyyi mu def ku taxaw tey jii ne dañuy dem génne Macky Sall palais mu yónnee la dig ñëw ñu jàppale tëj la moom moo delloo gannaaw niveau boo xam ne lépp loo def rek kaso mën na ci nekk li mu ci jublu nag mooy lan
mooy fexe ba ñëpp ne nuut ñëpp ragal ñëpp toog ba nga xam ne képp kuy jéem a revendiquer sax ñu ne la moytul ak yooyu loolu tam ci la ci problème bi non c'est vrai que loolu quand même c'est un aspect du problème c'est vrai que y a de ça mais man pourquoi mu bëgg a taxaw tuuti ci cas Guy Marius mooy damay bëgg dama koy bañal usure xam nga usure mooy lan yow yaa ma gën a xam ndaxte xam nga lu ñu olof di wax ne ku min sa xuloo da lay yàq moom tàmmal nañu ay chaque seconde garde à vue jagate yóbbu te quand même c'est un père de famille quand même gën a bëgg Sénégal gën la ko bëgg gën la ma ko bëgg man xam nga li Macky Sall di def ànd nañ si wala ànduñu si mais y a quand même une limite à tout mais su bëggee nag taxaw nay la boppam prison bu yàggee dafay dëggal ñi nga xam ne dañ ne moom Guy Marius nag dafa mel ne koo xam ne dafa am benn dans sa tête un truc benn obsession ki ne non il faut que ma dem jàmmaarloog policiers yi pour après ñu yóbbu ma prison et puis après xëy na buzz si wala dara donc foofu laa waxee ne il faut que tamit vraiment ñi foog loolu xamuñu ko ñu foog loolu xamuñu ko léegi nag moom ñi ngi ñaan yàlla delloo si yaramam kattanam ak yaramam ak xelam mais ngeen waxtaan ba mu toog waaw ba nga janoog moom waaw ba mu expliqué la moom janoo beeg moom dama non exactement man gii duma jàkkaarloo moom noonu la parce que gii damay bàyyi sama yeneen naataangoo yi parce que man wax naa la non kon Macky Sall gagné na non xam nga mooy loolu rek non parce que fu mu nekk nii yow au lieu que seet ne que li muy xeex jar na xeex non li muy xeex yaa ngi seet ne que comme mi ñu ngi ko ciy jàpp na wàññi ni muy xeexee non man xam nga fan laay waxee kon non xam nga madame Diop man nag dañuy waxtaan xam nga dañuy waxtaan sous les yeux des Sénégalais dama wax ne xam nga man déjà sama émission bi chaque jour ñi ma tàmm di seetaan dañuy dégg may wax ne jamono ya ma nekkee Walfadjri boobu nga xam ne si laa gënoon dof nekk xale bu tuuti boobu dëgg-dëgg aw ma woon j'avais pas tellement d'état d'âme mais léegi mag laa mère laa donc j'ai un bébé moo tax def lu muy def voilà moo tax wax la ne la bu doon samay jamono yooyu j'allais invité Guy mu toog fii ma jàkkaarloo ak moom xam nga ñi ñaa ngi koy invité man mosuma ko woo te gëw ma ne dinaa ko woo di ko invité parce que pourquoi mooy dafa may naan a dellool sama jamono barki démb te weesu naa ko parce que pour man y a un combat il n'est pas plus militant que nous Sénégal gi ñëpp nga bëgg yow da nga ko bëgg ma bëgg ko mais man li ma la wax ne la Guy je comprends son combat mais dama bëgg wax ne yéen ñi nga xam ne yéen a koo jege il faut quand même nga wax ko ne usure baaxul mooy mënul waaw waxtaan nag moom na bàyyi chaque seconde mu taxaw bu génnee fi ñu toll nii bu noppalu ko ba pare il va encore faire le tour de tous les plateaux télé de toutes les radios wax fa gars yi di koy xam ba muy wax après bu subaa mu marché amaat aussi mu dem dugg xeex jàkkaarloog policiers yi ñu bëgg prison encore finalement il va pas rendre service à sa cause xam nga c'est pas quelqu'un du boobu nit nekkul fi nga koy seet noonu dafa am yu mu gëm yàgg di ko def te nit ñi yëguñu ko yàgg di ko def dañ koy soog a gis rek wante yàgg di ko def loolu la c'est-à-dire léegi li ci yokk mooy médiatisation bi mais li ko tax a jóg ça n'a rien à voir avec la médiatisation parce que buy dem di xeex ay Kédougou ay Taïba ay yeneen mais benn télé benn rajo du fa nekk te pourtant nu muy xeexee li noonu dafay xeexee leneen tamit lu ma ci bëgg a yokk mooy yow sax wax ko ba nga gën a nekk gone da nga amoon xadar moo ñu gën a nekk gone day am xadar non gii moom mag xëy na mais ce que je veux dire mais am na ñoo xam ne noonu la leen yàlla bindee mais na changé de mi ngi dégg j'espère que ñu fi gënoon ñàng wax ne ko muy voilà na bu maytuwaat boppam daal na xeexee neneen na xeex dëggam na xeex yëppam mais na xalaat surtout ne am njaboot la père de famille la et que usure baaxul loo gis rek usure baaxu si bon bu ñu weesoo si loolu waaw bu ñu weesoo si loolu ñu ñëw ci aar li ñu bokk mooy c'est vrai que keroog maa ngi dégg ci libération ji bi ñuy wax ne ngeen wax ne que di ngeen xaw a pause tuuti xam naa peut-être corona bee fi jaar ak yooyu mais avant loolu dafa mel ne dafa xawoon essoufflé tuuti essoufflement bi lan la. waaw xam nga xeex bu yàgg. foog mu am. ay temps de relâche bon boole ceeb
dañu démarré woon nag ak doole ak xadar waaw bon mu am ci ay problèmes yoo xam ne lu mel ne mbirum pétrole yeeg gaz yi seen yoon dafa gudd donc bu ñu jàllee ci xeex bi ñu doon xeex ba ñëpp yëg ko ba ñëpp xam ko léegi xeex bi ñuy xeex bu gudd dootul ànd nag ak manifestation yu rëy léegi nag bi mbirum électricité bi yegsee nga xam ne day laal poosu nit yi xam nga boobu nit ñi koo ne jógal mën dana jóg dëgg la waaw mais nag tamit bu ñu demee xam nga yëf bi ñun dañuy jël rek coono askan bi ak li jëriñ askan bi ñu ñëw seet naka lañ ko koy xeexalee wante askan bi mooy xeex mooy bàyyi xeex ñun information mooy suñu premier rôle ak joxe cadre boo xam ne képp ku ci am xalaat képp ku ci kii ak def pression pour que ñu régler ko wante ci loxo askan bi lay mujje buñ ne lii moom mënul dañ koy bàyyi noonu mu dem ñun mënuñ ci dara mënuñu ci dara kon boog xeex bi dañ leen ciy continuer rek di leen di ñaax di leen expliquer wante ñoo ànd di ko def waaw loolu moom je suis en phase avec vous alors madame dama bëgg comprendre nag aar la ñu bokk ak ñoo lànk est-ce qu'il y a un lien bi lan la waaw lien bi mooy ñu bari ñi nekk presque ñu nekk ci aar la ñu bokk yépp ñu ngi ci ñoo lànk mais ci ñoo lànk am na ci ay syndicats am na ci même ay association de consommateurs yoo xam ne bokkuy woon ci aar la ñu bokk boole ceeg Sénégal dañoo bari jiixi jaaxa ci bu ñuy liggéey ba nga xam ne dina ci am yoon yoo xam ne li ñuy xeex li tax ñuy jóg foofu laa nawee gii li ko tax a jóg moo ëpp importance nit yi muy àndal ak nan lañ koy defee li ko tax a jóg ba nga xam ne bi ñoo lànk ñëwee yore mbirum électricité bi indi woon na flottement indi woon na jaxasoo ci xel mais dañ ne xeexu électricité beeg ak pouvoir d'achat maanaam njëg yi yokk essence yi ndox mi fan yi te kenn waxu ko ak yu bari ak légumes yeeg yëpp ni ñu yokkee méngoowul ak nañuy xeexee fait parce que fii déjà état bi la ñuy xeexal ak ay multinationales ci ressources yi ñoom dañoo am doole te justice bi procureur bi bañ a jóg fait nag bu jëlee décret rek mën na ko régler bu jëlee benn loi rek mën na ko régler kon boog dina baax ñaari xeex yi peut-être mu bañ a bokk mais fi ma d'accord ak yow mooy gannaaw ñu bari ñi ngi fii ñi ngi fële dina laaj liggéey boo xam ne dañuy seetaat suñu confusion de voilà dina baax ñun sax d'accord nañ ci ne dinañ war nañu toogaat xoolaat bu baax ba nga xam ne suñu xeex gën a dëgër parce que ñi koy xeex tamit am na importance pour que seen message mën a jàll d'accord aar li ñu bokk comme ni nga ko expliqué léegi dafa comme ni ko tur bi wuyoo sax dafay sàmm li nga xam ne sénégalais yëpp ñoo ko bokk ñoo ko moomandoo mais man dama bëgg a xam est-ce que aar ñu bokk ni nga ko waxee léegi dafa limité xeexam ci rek ressources naturelles ak yooyu affaire pétrole ak yooyu lay wax ndaxte boo xoolee ne quand même ne rapport Cour des comptes yeeg corps de contrôle yi de manière générale ñoom tamit ci li ñu bokk la ndax suñu koppar ñooñu moom lañ ñuy caxat-caxatee donc est-ce que tamit dégguma leen yéen ngeen dugal ci seen xeex caxat-caxatee boobu ñii di caxat-caxatee suñu alal ñu waaw xam nga question bu essentielle la parce que aar lu nu bokk daf fi fekk ay kuréel yu fi nekk forum civil a ngi fi Y'en a marre a ngi fi publier ce que vous payez ñoom kongaat ak yu bari ñi ngi fi mais ñooñu nag ñoom ils sont peu waaw ba léegi rek ku ci nekk am nga waaw ku ci nekk rek am nga domaine boo xam ne xarañte ba nga fa am xëy na aar lu nu bokk amu ko ba nga xam ne ba ñuy defee aar lu nu bokk dañ ne toog nañ ba ne sax ndax aar lu nu bokk dafay li ñuy wax vider de sa substance maanaam li tax ñee ñëpp jóg dañ koy def ci benn bu tudd aar lu nu bokk rek wala ba léegi dañuy bàyyi li Y'en a marre doon xeex quand même mu xeex ko li FRAPP France Dégage doon xeex mu xeex ko ak ñeneen ak forum civil mais bu ñu waree jóg ñu ñëw dooleel leen mais gannaaw problème mu ressources yi
muy gaz muy pétrole muy zircon muy fer muy lu jóge ci géej gi muy phosphate yi muy yeneen yooyu quand même seeni contrat ak niñ leen di tënkee ak seeni code dafa xaw a spécial léegi xeex boobu ñu gën ko gëstu gën ko dëgër mu gën ko dëgëral mu gën a sori mu nekk loo xam ne mooy màndargaal aar li nu bokk du tere bi ñu ñëwee di xeex électricité bi ña nga ca kanam bu leneen tam ñëwee dana ca kanam te tudd nga loo xam ne vraiment ñun daf ñuy joxaat lu ñuy liggéeyee mooy lañ doon ngun-nguni di ko nëbb mooy Petro-Tim ak Aliou Sall di wax ne du dëgg ak di yàq xelu nit ñi rapport bi de génn na rapport 2017 duut na baaraam ci wax ci léegi nag ñun dañ ñii dafay tax ngeen si am léegi dañ koy liggéey nag parce que mbirum juriste la am na fu ñuy waxee mais ñi ngi def nañ déjà suñu commission boo xam ne day dugg ba ci biir te du yàgg torop tu ma mënu wax yëpp du yàgg torop dinañ génn wax ñi war a wax ci yëf bi interpeller leen ñu jugg ci te li ñu xam tamit xeex bi am nañu du ñun nag ñoo koy xeex donte bokkuñ ci dialogue national am nañ commission ca dialogue national boo xam ne ñoom tamit ña ngi cay liggéey loolu tamit ci la léegi nag de manière générale bonne gouvernance lutte contre la corruption lutte ak concussion yooyu yëpp dinañ ci taxawaat di ngeen ñu dégg bu baax ci fan d'accord mais madame Diop est-ce que jaaxul la quelque part inefficacité rapport corps de contrôle yooyu parce que boobu on en parle on en reparle mais le constat demeure que wax dëgg fa yàlla amuñ benn impact mais gis nga Aïssatou bu ñu ñaan ñu toog ba ñooñu ñëpp ñàkkal leen fayda ñëpp teg leen fële buñ ko ñaan parce que dëkk bu amul organisation bu amul bërëb boo xam ne dañ wekk nañ leen la ñuy liggéey mooy indi désordre mooy indi jaxasoo c'est vrai mooy indi citoyens yi génn ci mbedd mi di xeexal seen bopp te su boobaa ñun ñëpp kenn du ci mucc loolu buñ ko ñaan ñi koy foyee tey jii ñi ngi foyee askan bi ñi ngi foyee Sénégal te quand même loolu suñu xeex la ñun moo tax ba léegi ñun ñooñu dañ leen fonk ba léegi ñooñu dañ leen jox seen cër dañ leen dëgëral du ñu topp état bi ni ñuy fexe ba na saxaayal seen liggéey di leen ñàkkal fayda ñoom du seen cër te man damay wax sax ne que 45 points yooyu ci rapport boobu ñu génnee ñu koy bàkku bu ñu deful woon lobbying ñun gën nañu tuuti parce que bu ñu génnee OFNAC génne CENTIF génne organisation yi bépp bu ñuy laaj droit de l'homme ak yëpp Sénégal ba pare toog bañ naan dañ leen ñàkkal fayda mooy nañ ñu delloo ca maam ya ba nga xam ne yooyu yëpp amuñu ko woon loolu mooy la réalité bi ñuy dund ci terrain bi ba nga xam ne tey jii ñun dañuy xeex pour que ñooñu quand même ñu continuer di dëgër xam ne du yàgg rek ñii dinañ fi jógee leneen dina fi ñëw lu gën lii loolu leer na alors temps baa ngi dem il nous reste moins de 15 minutes yi ñu nag mooy question fast track troisième mandat bi nga xam ne bizarrement ñi koy yëkkati mooy ñi ko waral woon yëkkati mooy jegeñaale président Macky Sall gis na coow li sa xalaat la te président Macky mi ngi ne pataaxal jàpp ñaabaram waaw yow loolu ci xalaat coow lii man li ma xalaat mooy ci wàllu woowu dañu mel ne sabar gu tas parce que luñ ne constitution réglé nañ ko ñu yaakaar ne Macky Sall 2016 ba mu ñëwee dañu wax référendum ba muy def campagne ci référendum toog na ci ba tudd ci julli tabaski ak juróom-ñaari rakk ak juróomi rakk wax ju sori ba nit ñi gëm ko dama yaakaar ne Macky Sall boobu amul tey ji sañ-sañ ne ba muy wax loolu ba di ko sukkandiku ci diine dugal na ci porox ndoll boo xam ne day weddi kàddoom loolu bu ko defee man ci côté boobu ci constitution la mu wax ak la ca nekk falaayam ñoom nag seen sabar gu tas googu ñu defe ne Sénégal moom ceebu jën bu neex la boo xam ne ña kii di ku ci nekk yaa ngi xëccoo sa dank bu gën a rëy lu ne nga am ko ci kooku moom
lu ñaaw rek la te quelque part sax dama ne est-ce que sax looloo tax ñu génn wax coronavirus parce que xew na fi loo xam ne ba ñuy jël ay kàngam ci ñoom muy ñuy réunir c'est vrai que coow coronavirus fay na ko mais fay na ko parce que li xew ci koñ bii ca Parcelles Assainies lu garaaw la ci seen biir lu garaaw la loolu te man yërëm naa leen man ñoom ñi ci nekk ci ñoom yërëm naa leen parce que tey jii bala au lieu ngay liggéey yaa ngi toppatoo mbirum 3e mandat ko yore sa institution lu mel ne HCCT bu taxawee sax def meeting ñu ne ko yaa ngi wuti 3e mandat kële Amadou Ba pare bu kee tamit ke ña nekk Parcelles bu defee lii ñu ne ko yaa ngi wuti 3e mandat mais loolu mooy loolu mënatuñu liggéey dëgg la te ba pare ñu bàyyi ay ñoo xam ne dañ leen di wax ju ñaaw ñoo xam ne ci seen biir la bokk ñuy nekk ci télé yi ci rajo yi di yàq seen der loolu yëpp ban image la ñu joxe ne moom la ñu yaakaar ne moom la sénégalais yi bëgg ñi ngi tardeel nit ñi liggéeyuñu ñi ngi wàcc seen kàddu ba pare ñi ngi teg suñu loo xam ne suñu constitution réglé nañ ko bëgg ko def débat amul débat wax nañ ko ba pare leer na amul débat pour man mais madame Diop yow noo gisee justement coow lii ak sabagu tas bi ak xaaxarante bi màttante bi président Macky Sall toog si loge yi di seetaan xam nga loolu kon neex na ko moo ko neex moo ko tey quelque part mais léegi ak tam surtout nag ni ñuy saraxee yenn kàngam yi ay ñoom Amadou Ba ak Mimi Touré dina xas te ñooma toogandoo mu noppi kon foogoo ne kon 3e mandat bi ñu cey jiiñ ne moom la bëgg ci la man daal xam nga lan mooy sama cër fexe ba bu 2024 jotee nit ñi ne ñii kat li ñuy wax moom yenu na maanaa dinañ leen ci topp pour jox leen dëkk bi ay waxi Macky Sall ak biir këram ak kii ak APR ak yooyu lu ma ci wax wàcc naa sama ànd te xaw ma ci dara mais xam nga Moustapha man daal Diakhaté constitution rek laa jàpp Moustapha Diakhaté invité woon naa ko fii moom laa invité dimanche dernier mu wax lu am solo nee na sénégalais yi ak ñëpp la woo parti politique ak en tout cas sénégalais yi nga xam ne épris de justice ak yooyu ne bu ñu soofantal coow li am si seen biir bu ñu ne yëfu APR la wala Macky Sall sañu ko sañ naka ak nangam mooy na ñëpp jóg dès à présent ni ngeen xeexee ci gaz beeg courant beeg ñoomin seen ngeen boole waal si seen yëf na Macky Sall leeral débat position am que warta nekk candidat 2024 li muy bañ moom mooy ngeen toog di ko bayal naan sañu ko ba mu ñëw ne xëtti na joon fekk mu trop tard gis nga Aïssatou soo bëggee perteloo nit ñi seen temps da nga leen jox question boo xam ne amul objet mooy diversion daal mu ngoog maanaam nañu defoon fii en 2012 ñi nekk di dox diggante place de l'Indépendance ak place de l'Obélisque moom mu dem si mooy ñay dem campagne duñ ko nangu ñoom seen xeex la seen coow la ñun xam nañ li ñu war ñu ngi koy liggéey te dinañ ko def mu mat sëkk te bu ñu fàttee askanu Sénégal naka la ñuy def bés bu ñu amee problème 2012 yàggul ba mu fi jógee ba fii ak 2012 yàggul noonu nawoon fawoon ñawoon parce que boo xalaatee diggante 2012 ba 2024 ñaata nit ñoo am plus de 18 ans plus de 20 ans ci Sénégal ñoo koy xeex bu ñu fàttee loolu ñoo koy xeex man nag dama ne ñii seen coow loolu kenn du ma ci dugal kenn du ma ci yóbbu nañ ko gérer moo leen neex ñu wax bés bu ñu bëggee danañ ko fay képp ku ci dugg tamit yaa cay des d'accord léegi yii nag moom madame Diop question fast track temps bi jeex na laaj yaa ngi taxaw opposition yi ñu jàpp significative nañu pataarale jaaxalu la seen nopp ñun daal ñu ngi ciy wax ñun ci coalition jot na ñun ci avenir ñi ngi liggéey suñu liggéey xam nga nag Sénégal nag dañuy nekk tout le temps ci élection xam nga ñi ngi soog a am at bi élection yi jeexee léegi ñuy laaj ñëpp lu tax nekku leen ci ëttu politique bi di politique mais nit ñi dañuy liggéey xam nga du tere ci ay kuréel yu mel nii ci ay plateau ak surtout ci biir réew mi parce que ñu bari nekkuñ ci plateau yi ñu bari nekkuñ ci média écrit yeeg yooyu mais ñi ngi ci biir dëkk bi di liggéey li ñu war a liggéey politiquement donc lépp nekkul ci média yi rek mel ni répondeur automatique chaque semaine gouvernement bi def loo xam ne dañ ne comme waxoo ci mooy bokkoo ci bokk nañ ci
te ñu ngi ciy prononcé te des fois nit ñi sax dañuy confondre am na ñu ñëw par exemple di sikk naan lu tax diw bii leader ak bii leader seetiwul Guy Marius Sagna mais xam nañ naka ngay def ba am autorisation seeti Guy Marius Sagna est-ce que xam nañu bu gannaaw seeti ko yan lañu tëral di ko jàppale njabootam di ko jàppale waajuram ak di ko jàppale loolu yëpp ñu ngi koy liggéey ci biir mais loolu kenn du dem ci média yi di ko wisaare donc su ko defee affaire yàq der la mais ma ne la opposition la vraie waxuma yi nga xam ne de temps en temps ñi ngi naan gouvernement élargi ak gouvernement la vraie opposition laaj ko xale yi laaj ko xale yi ñan la laaj ko fii xale yi di dem fan la xale yi nekk si mbokk ñi ci des ñoom ñi ngi gérer seen fin de carrière waaw quand même ñi ngi gérer seen fin de carrière waaw loolu mooy problème bi waaw mais loolu c'est pas un peu pathétique non j'oserais pas utiliser des mots comme ça sañu ma ko en tout cas daal ku ci nekk daal nee nañu ba nga tolle ca la nga war a xeex ko ba mu mat sëkk loolu lañ ñu laaj voilà d'accord léegi ba ci des mooy yaa ngi koy wax avenir Sénégal bu ñu bokk fa nga bokk ba léegi mais man dama gis nañu tamit nga jege trop Sonko yow da nga ngarale Pastef wala déedéet avenir ak RND ak yoonu askan wi ak yeneen idéal ñoo ne def coalition bu ñu wooyee tey jii jot na bu wuteeg coalition Sonko président wute na boobu pare na ba ñu tëj ko ba tas ko ñu def tey jii coalition politique boo xam ne dañuy bokk ci xeexu askan bi dañuy élaborer programme 2024 dañuy liggéeyandoo ci local liggéeyandoo ci législative liggéeyandoo ci présidentielle Sonko ngeen àndal Sonko ci la bokk mais àndu leen ak nekkul non Sonko ci la bokk àndu nawle ba mu mat sëkk Sonko ci la bokk mais Sonko mooy leader ba à ce jour moo ci ëpp tur moom la 15% de Sénégalais 700 000 Sénégalais jox seen kàddu ku am champion bu mel noonu doo ko teg ci suuf parce que tamit yéen aussi seen avenir Sénégal bu ñu bëgg dóorul fayiwul tamit damu leen tamit aussi déedéet am ngeen ay divergences xam nga loolu moo indi 300 partis loolu moo indi 300 partis ku ci nekk foog ne budul yow toogal doo jàppale keneen déedéet du noonu boo leen méngoo xalaat méngoo naka ngeen doxee dëkk bi ngeen ànd élaborer seen programme ngeen seet ci seen biir kan moo mën a dem mais kooku da nga koy nangu ngeen ànd liggéey pour liggéey réew mi dem mais bu fekkee ne dama ñëw rek ne bon man avenir laa bëgg forcément avenir feeñ avenir bokk mën nañ dugg ci avenir sax déedéet maak Cheikh Tidiane déedéet man Ndeye Fatou laa bëgg man Ndeye Fatou mu feeñ mais loolu lan naka ngay tabaxee mais est-ce que madame Diop tamit parce que man pour man li nga def genre li ngeen def noonu raccourci la est-ce que noonu simple ngeen dem dugg ci parce que carrément assumé parce que bokkuñu lépp la mooy différence bi coalition dafa am ñun par exemple dañu am benn volet de développement boo xam ne bëggoon naa ñu wax ci volet développement sur le terrain jàppale jigéen ji jàppale programme de développement yi yu bari dafa am solo ñoom dès le début donte moo tax ñun dañu mës di àndaa boo koy seet ñoom ñu dem ci parti ñun ñu nekk plutôt ñu assimiler société civile ndax ni ñuy doxalee boobu ba léegi nag ñun loolu mooy nekk suñu mandarga suñu ADN. d'accord mais ba léegi mais xam nga madame yow temps bi jeex na waxu mbirum développement nag du yëpp du politique Sénégal développement bi boobu émission particulière laa si wax jaga mu defal la ko mais xam nga yàgg naa dégg ñu ne ñuy ŋàññ ce sens du combat yow ak ay Guy Marius ndax li ngeen jege Sonko mu mel ne kon loolu dafa nekk benn tâche parce que Sonko il est partisan il est ce qu'il est il est dans le combat qui est le sien yéen vous êtes en tout cas étiqueté wala estampillé société civile et bu fekkente ne da ngeen dem lëkkaloo ak benn homme politique finalement loolu dafay xaw a ñagas ci xel yu bari. xam nga am na combat yoo xam ne Aïssatou citoyen bu nekk daf ci waroon bokk
citoyen bu donte média par exemple dafa nekk corps à part mais bu ñu yokkee électricité bu ñu nee suñu luubal suñu mbirum gaz ak pétrole. non bañ mooy ngeen bëggoo citoyenneté pour finalement yàqal lépp Sonko. déedéet Sonko nekk si ginnaaw téere ficelle yi ngeen nekk fa yenn affaire sonal Macky Sall ak yooyu loolu fekk si ginnaaw loolu mooy loolu moom ngeen ko yàqal. non loolu mënul am. loolu mënul am moom cadre bu mu xeexee officiellement mooy 2015 bi ñu àndee ak waa CRD mooy ñoom Abdoul Mbaye Thierno Alassane ñu dem porter plainte ba yëpp yóbbu dossier bi États-Unis moom ci cadre boobu bu fekkoon ne dañ koy jàppale kon ñun dañuy dugg foofu. lii ñu def yàlla xam ne ba ñuy juguñu woon sax pour naan dañuy def benn kuréel c'est que bi nit ñëpp ñëwandoo ne lii daal xeex la. ci la ñu obligé def kuréel. mais Guy Marius moom ma nga woon ca FRAPP France dégage. te yàgg na fa nekk. d'accord léegi émission bi jeex na mais mënuma jeexal nag tey ñëwuma ci leen ndaxte tey mooy le 8 mars. donc ma bëggoon la laaj vite fait xam nga ci histoire dañ yàgg wax ne jigéen ñi nekk ci parti politique et assimilé mooy société civile ak yu mel noonu dañuy nekk benn genre ornement dañuy nekk di taaral formation ya ñu nekk et que ñoo téye folklore beek yi ni mel bu manifestation ñëwee ñooy organiser sañ def seen mosoo di jóg et cetera donc mu nekk vraiment loo xam un truc super réducteur léegi nag àdduna di dox ba nga gis actuellement Sénégal ba ay jigéen ñoo xam ne ñu mel na yow ak ñeneen ñoo xam ne dem nañu sax ba samp seen nënd am seen parti bopp wa ilaa ñu dem sax ba sóobu ci élection bu fi mën a nekk mais ba tey ñu gis ne Sénégal ba tey mun ta fexe ba jox bopp jigéen ba jigéen war fi nekk président de la République ou pas donc man foofu laaj bi may laaj nga dëxañ ma tënk ko mooy ñun jigéen ñi wala boog yéen jigéen ñi nekk ci formation yi ni mel lan moo tax fan ngeen fayiree ba Sénégalais yi mënuñu leen wóolu Pape Samba merci même une minute Sénégalais yi mënuñu leen wóolu ba fal leen en tout cas à la magistrature suprême ak lan ngeen war a def justement Sénégalais yi waaw responsabilité bi c'est partagé d'une part ñu bari am na nu ñuy xoolee jigéen di leen dafa war a nekk ci gannaaw dafa war a tàccu dafa war a bala muy def dara laaj jëkkëram bala muy def dara laaj parent bala muy def dara laaj ñëpp képp ku ci d'accordul rek da nga ñàkk kilifa jigéen ñu bari attanuñu loolu kooku mooy frein social bi beneen affaire bi mooy moom lay wax toujours jigéen ñi àddina bi kenn mayewu fi dara da ngay dem wuti da ngay foqati buumu njaam bi colonisation droit de vote am syndicat am retraite am lépp ay xeex foqati moo tax nit ñi am ko jigéen ñi dafa jot ñu jóg dem wuti nangu ne dañuy wut bañ a nëbbatu assumé wu xam nañ ko de xam nañ fi ñu war a am nañu xam-xam bi mët nañu ci matuwaayi nit mët nañ ko wante ba léegi rek suñu société bi ni mu demee mooy boo teggee sa baatu ki ñu teg sa kilifa sa sëriñ sa jëkkër ak yooyu dafa metti ci jigéen da ngay isolé c'est ça alors est-ce que jar na nga ñoo ñëpp bu ñu d'accordul yow nga continuer mais loolu 1% jigéen moo ko attan donc foofu la ñuy ñaaxee ne que ci liggéey boobu dañ ci war a waxtaan ak góor ñi bu baax a baax a baax a baax parce que quand même wax dëgg yàlla même ba ci man su ma defee engagement boo xam ne sama famille ànduñu ci mais engagement bi ay jalgati rek a ci nekk ay xeex rek a ci nekk mën nga ci lajj mën nga ci def lenn ak même buñ la falee 5 ans rek ngay def mais boo dellu see fekk bàyyi nga ñëpp mais lan ngay def ak lan nga fay fekk kon boog ñaari kuréel yooyu ñoo war a ànd responsabilité war a avancer te quand même mi ngi ñëw ndànk nag wax dëgg yàlla man damay faral di dégg góor ñi naan dëkk bi nañ ko jox jigéen dama koy faral di dégg xaw ma ndax gëm nañ ko am déet wante daal am na lu ñu naw ci jigéen ci yoreel entreprise ci yoreel le bien public maanaam
am nañ lu ñu naw ci jigéen ba léegi commencé ñu ngi koy comprendre te ku gis rapport OFNAC bii xam ne lépp a ngi ci benn jigéen rek moom lañ daaneel ñii ci des ñëpp ay góor lañu ña nga toog waaw dëgg la dëgg la madame Diop madame Diop Ndeye Fatou Diop Ndeye Fatou Ndiaye Diop Blondin sa émission jeex na ça a été un grand plaisir vraiment sama côté ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñu la doon seetaan vraiment di kontaan ci entretien bi temps bi ñu may pour ñu leeral yenn yi di kontaan tamit vraiment ci format émission bi merci parce que dafa bokk ci li sa question bi nga mujj wax lu tax jigéen ñi duñu ñëw lu tax jigéen ñi bu jigéen ñi ñëwee wax dina changer perception bi ni ñuy gisee jigéen ñi te cadre bi baax na ci di jaajëfal téléspectateurs yi bu fekkee ne tooñ nañ fi kenn ci wax ji wala xaw na ñagas ñu xam ne rek ne dañoo nekk ñun ñaar ay jaaru gaynde mais vraiment du leneen di baalu ak vraiment di kontaan bu baax ci occasion bi ñu may voilà di remercier téléspectateurs yi waaw non yow kenn ma xew la vraiment yow moom yow dinaa la boole xam nga émission dafa am actionnaire wax naa léegi chaque jour ma wax ko ñu ne ma bàyyi di ko wax mais dama ne moi je dis tout le temps ce que je pense donc man du ma invité mu koo xam ne voilà je j'ai pas un bon feeling ak moom parce que du ma invité ay nit pour di leen daaneel wala di leen massacrer donc loolu weesu naa ko donc j'invite des gens yoo xam ne dama jàpp ne vraiment je me retrouve dans ce qu'ils font et donc yow c'est la première fois ma invité la mais yàgg naa la seetaan ci ay yëf et comme ni ma la ko waxee sànq en coulisses et lu ma gëm la mooy Sénégal dafa nekk ci tournant bu bees boo xam ne il faut nga nekk nandite nag pour que le train ne te laisse pas à quai et donc yow da nga incarné macha allah leadership féminin bu bees et dama lay ñaanal yàlla boo dara kale amiin yàlla boo dara kale jërëjëf ci yéene bi amiin macha allah donc ma gërëm ñëpp di sant ñëpp donc tey nag si 8 mars bi moom dama jël émission bi yëpp rek ma may ko sama yaay bi ma jur nag muy Ndeye Mariam Cissé ma nga foofu ca Pikine cité Soti Ba donc moom laa jox lépp ndax sànq li nga man ma jóg li nga doon wax rek bu il faut ñun suñu yaay la ñu am ñoo ñu dëgëral man sama yaay bu dul woon moom dara du am dara du xew donc lépp moom la ginnaaw yàlla yonent bi donc moom laa jox 8 mars bi yëpp di fóon nag bu baax sama rakk ji toog glam style bàyyi Mado juboon nañu dañu xuloo woon fan yee passé mu defar ma make up bu baax bi musóor bi moo ko defar sama tata Aïda design Mado après nga jox Moussa numéro tata Aïda dama changé appareil téléphone amatuma numéro yu bëri nga dugal ma numéro tata Aïda design Mado donc waaw moo génn ci lii et puis voilà donc of mbay ngi noonu Pape Samba moo nekk ci réalisation bi Pathé ci production bi may nuyu ak son tamit yaa ca ne sama doom ji Ibrahima Cissé ma koy nuyu bu baax di ko kuku sama frère boobu mu ngi ci ay bagages am waaye Pathé wutu na ko wutu bu ma am solo macha allah ci montage bi Moussa Sène j'espère que fàttewuma kenn et puis voilà je souhaite une bonne fête à toutes les femmes malgré le coronavirus donc voilà il faut que la fête soit belle et puis il faut que ñu xappi suñu biir daal donc waaw buñ dara yàqal dara waaw na bagage si génn daal buñ kenn yàqal lenn donc voilà donc et puis on se retrouve dimanche prochain inchallah au revoir.